wóor waa Sénégal bu njëkk defoon nañu tappale lañ waaye LGBT moo duma l'islami Sénégal duma yu metti ci combat boo xam ne 95% de musulmans assemblée nationale 100% de croyants LGBT dikk duma ñu duma yu méttee métti ba am nañ doole joo xam ne amul benn place publique boo xam ne aaye nañ leen ko déedéet. LGBT am nañ droit laaj seeni sàppe réclamer seeni sàppe ci jumaa yi dama LGBT am nañ droit laaj seeni sàppe ci jàmm yi sàppeb góor ñi fee sàppeb jigéen ñi fee sàppeb LGBT fee LGBT dama ne luy place publique wala foo xam ne culte public la LGBT am na droit flotter fa drapeau bi naaw ca kaw di falañi nous avons échoué l'islam et nous avons échoué notre pays nous avons échoué la république nit buñ ko duma wala nu man ko duma yu da ko war a nangu dem seetuwaat boppam bu dil si waatee xëy na mën a dellu ci combat waaye bi yoon LGBT dafay yëkkati l'islami Sénégal ba ca kaw mu xamañ ko ci suuf dama ne bu nax suñ bopp defe naa ne réew mi moo munu ko daal yaakaar naa ko man te ana nu mu mën a nekkee loolu moo ne élection yi lépp tappale la 95% de musulmans 5% de chrétiens 100% de croyants 100% de croyants LGBT day jàpp ñu duma yu metti LGBT duma mënta passé ñu dugal benn projet à l'Assemblée nationale dugal benn bill boo xam ne bill bi jullit yépp la war a intéressé dugal bill boo xam ne 100% croyants ñoo ko war a décider 0,0 bu LGBT réclamer pousse am liñ bëgg defe naa ne tey kuy wuyoo l'islam Sénégal rus nga képp koo xam ne yaa ngi xalife woo l'islam waroo mën a génn sax ñu di la xool à partir de l'Occident ñu manipuler suñu intelligence ba forcer ñu loo xam ne alxuraan nanguwu ko diine nanguwu ko suñ aada nanguwu ko suñ culture nanguwu ko ñu di ko accepter dama ne waxuma la xool suñ bopp waaye waruñoo nattable ne bu ndee dem sawara waruñu koo nattable dama ne xamuñu fu ñu jëm te amuñu kon wàllu te it amuñu xel moo xam ne daanu mën a xeex ba génn ci bu nax suñ bopp dara mënuñoo tee torox le Sénégal fait partie des 15 pays les plus riches du monde 15 ci la Sénégal bokk ñi nga xam ne ñoo gën a torox gën a pauvre gën a endetté gën a yërmaande gën a ñàkk jom 22 yi Sénégal mooy 21e moo jël 21e position xool fa mu jógee ci fukki réew yi gën a riche Sénégal ci la bokk am phosphate am diamant am or am bauxite am manganèse am turbe am Sénégal dafa am bay tibb suuf di jaay Sénégal képp ngir bàmmeel boo xam ne da ngay dem bale xaalis ba yóbbu kon tey bu ñu demee ba amuñu luñ lekk amuñu luñ jogoni ko dama du yàlla du yonent bi nun ñii la te li wér te wóor ay pexe amut ndax mag ñi war lijjanti pexe yi jànguñu te jàngaluñ leen te ay ragal lañ ñemewuñ tubaab bi te xale yi war a ñëw xeex nangu leen wax dëgg kenn xale yi xamuñu lu xew danga yar sa yat di dóor xamuñu xale yi xamuñu nu mu demee xale daal li leen naqari mooy bëgg noo jàng mënuñoo jàng bëgg nu liggéey mënuñoo liggéey loolu képp mooy seenum jooy yéen mag ñi na ngeen defoon 1896 ci bureau ba ca Ndar loolu ngeen defaat assemblée nationale bii bërki démb
dama ne 1900 bureau ba woon ca Ndar ñuy laaj ceddo yi laaj sëriñ si laaj ñëpp pour ñu accepter la laïcité, pour ñu accepter le christianisme, pour ñu accepter lépp luy diine muy laïcité nga xam ne lépp benn mel na mbaxal. ña ko accepté woon seeni sët ñoo nangu lii xew assemblée nationale démb. yéen wóor na leen ne genn kàddu sëñ Mountakha waroon naa mën a tax ñu dakkal ko, waxuma la ak ñeenti xalifa yi ànd ne dafiy jóge te ñoom ñeenti yooyu ñu ëpp doole assemblée nationale. kon ñoom dañ caa ànd nangu ko. kon duma yi kenn dumawuñu nun déedéet, ñoom lañ duma parce que ñu yoroon diine ji, ñoo nga amoon laab ji, ñoo womat fas wi, ñoo ni ci kaw ñooy doxal. tey bu ñu demee tey ba góor jigéen yi gañe yëkkati ba ca kaw lañ ñu def, tëgg fi suuf xëlam ñu ci suuf doom bi taxaw dañu reetaan. dama ne góor jigéen yi seen sàkkar lañ génne saw nu bantoo xet. tey góor jigéen yi ñi ngi célébré, ñi ngi fecc, ñi ngi ci kër yi tëgg ak sarxole ak yuuxu. dama ne bu nax suñu bopp. te xale yi ñu yeewi leen, xale yi ko mën a génnal, xale yi ko mën a dawal, xale yi dugg dellu leen ci gaal gi dem, xale yi jóg leen dem. li tax goon leen dee ñu ñoo ko xale day gis, xale yàlla lay waxal. li tax xale yi song géej gi dee am courage di dem di dee te bëgg di dellu, dafa am lu ko waral. waaw dafa am lu ko waral, li ko waral la ngi nii nag. moo tax xale yi réew mi yàqu na. réew mi du réew mi élection, réew mi moomu leen ko, tubaab yee ko moom. waaw laaj naa ko Macky Sall ndax ma saa teg bëtam la décoration de l'indépendance du Sénégal mun a baal yooyu nga wax waaye Ousmane waaye tontuwul. laaj naa ko met Ablaye Wade ne yaakaaruma ne am nañu indépendance de. yow ko dem ba xëccoo am réew war ngaa xam bu damee indépendance war amoo ko. j'ai rencontré des professeurs d'université, kenn ci ñoom mës a gis këyit ñu bind signé ko ne am ngeen indépendance, amul. Je défie tous les Sénégalais, il n'y a aucun Sénégalais qui a vu une fois la décoration de l'indépendance du Sénégal. kon góor jigéen yi bu nu duma ñoo moom dëkk bi. góor jigéen yi dañoo xajal. góor jigéen yi ñi ngi ñaan góor jigéen yi away dimbali leen nu. góor jigéen yi sarax leen nu rek suñ doomi jàng. góor jigéen yi sarax leen nu rek sarax leen nu suñ jumaa yi ngeen àggale ko. yéen góor jigéen yi dimbali leen rek ngir yàlla dimbali leen nu dund bi daa seer pour nu wàññi ko. yéen góor jigéen yi sarax leen nu rek sarax leen nu yéene suñuy baay yéene suñuy ndey. waaw lu toll nag 95% de musulmans 100% de croyants ngeen dem assemblée nationale ñu duma leen, loolu moo leen di wan ne élection du fi jëlee Macky Sall. 100% de musulmans 100% de croyants 95% même église bi bëggul góor jigéen, église bëggu man. doxaguma sax bayam ci ab chrétien muy góor jigéen, ay jullit képp laa gis muy góor jigéen. musuma gis ab sénégalais muy chrétien di góor jigéen, musuma ko gis. góor jigéen yi ma jot a gis yépp ay jullit lañ. kon am na lu xew lu nu waxut, am na luy yëngatu te xamuñu lu mu doon, am na lu xew loo xam ne waxuma ñun lay lor, ñun loru nañ ba pare, waaye suñ si lii dëkk ëllëg danañu metti. da nga tuddee sa baay doom wala nga tuddee sab sëriñ doom, nga tëdd ci bàmmeel seen ko muy musóoru ak a rege jokk yëngalu xottu taat. loolu nag kenn nañ ci mën a dimbali yéen xale yi nga xam ne yéen a ngi jub 30 ans jëm suuf, yéen rek a mën a jóg fippu dimbali askan wi, waaye du gouvernement, du ab sëriñ, du politicien. dama ne élection yi am ak li am assemblée nationale gis ngeen ko. tout un Sénégalais am na droit dugal benn motion à l'Assemblée nationale. tout un Sénégalais am na droit dugal benn projet foofu. lu toll ne ànd sàmm jikko yi jóg dajale ay mbooloo ñu déposé ko, ñu mel ne ay baadoo la ko di jël ko sànni ca ñag ba, te Moustapha Niass a ko def. parce que Niass dafa am loo xam ne nii wax ci live. Moustapha Niass bi fi Senghor nekkee doon moom dong de, ak Mamadou Goumbala mii. Mamadou Goumbala da daan génn ak Moustapha Niass, ay copains lañ woon. àdduna bi soppi Ahmed Khalifa Niass c'est un pédophile. Ahmed Khalifa Niass góor jigéen la, franc-maçon la. Ahmed Khalifa Niass daa dem ci réewi naar yi ñu di ko tàpp.
danaa dem ci réew yu naar yi ñu di ko sëy ba dañ ko génne ci réew yu naar yu bari. Ahmed Khalifa Niass nii ñaame jàpp dañ ko fa pédophilie lañ ko jàppee pédophilie birek na fa lu yàgg fukki at ak ñaar lañ ko tëjoon mais Abdou Diouf moo dem jëli ko. Abdou Diouf taal avion yi dem jëli ko muy un pédophile réew naar yu bari ñu mu caa dem ndax ngóor jigéen ko ñu ko xamee franc-maçon gën ko xamee yéen ngeen ne daal doomi soxna la lu mu wax dëgg la yi ko di ci télévision muy wax ana de télévision Youssou Ndour bi nga xam ne xam naa ni télé bi demee télé Youssou Ndour xam naa ni mu demee waaw le nouvel ordre mondial bi ñu doon préparé ak di ko gàttandu ci la Youssou Ndour profito am ko. télévision Bougan bi la même chose le nouvel ordre mondial bi doon dikk moom la bon a utiliser ko pour mu joxe ouverture tasaare message ana lu leen gaañ ak lu leen yàqal Facebook bi ak YouTube bi ak nouvelle information yu bees yi moo tax ñoom ñëpp ñu bokk daanu benn yoon woñ ko sax fekk si ñoom dañoo fekk si sax ci Facebook bi di live comme noonu réew mi doxut te buñ bokkee ko dëgg buñ waxee dëgg buñ ragal buñ dee ñun ñëpp sawar lañ jëm amul kilifa ak diine amul kenn dama ne réew mi ñun ñii buñ dee parce que yàlla sawara gaañ ji mu koy sànce gaañ ji ci gën a tàng gën a baax mooy ay doomi aadama jël nit sànni ci biir sawara kooku di baax di tàkk kooku moo mën a tàngal sawara maanaam diwub nit day mel ne essence boo sotti ci tàkk-tàkk dama ne lobb bi yàlla xam ne sawara lobb bi mi ngi Sénégal parce que li gën a bon mooy lu toll ni diine al islam suñu borom màggal ko ba pare teg ci wegi lekkum diine ko wala diin ñu lànk ànd ak suñu sëriñ si di waxi laïcité mun kan waxante dëgg l'islam sénégalais dafa échoué te bu mu échoué ca bureau ba ca Ndar la échoué woon ba nëga ni dara mosu fee baax xalifa bu mos a dikkit da nga ànd ak tubaab bi di la dig ay affaire ngay nangu di defar sa business tarixa yi booy xool ay franc-maçon la te nit ñi ko tubaab bi liggéey franc-maçon la ko def ndax boo bokkee ci tarixa boo jegee da nga lekk boo jegul doo lekk boo nekkee franc-maçon boo jegee lekk boo jegul doo lekk boo bokkee doo lekk boo bokkul doo lekk waaw franc-maçon sax moo tane tuuti tarixa yu bari ndax franc-maçon am nga droit critiquer te tarixa yi boo ci critiquer rek nervi yi jóg ak yet benn nervi franc-maçon gisagu leen ko benn nervi franc-maçon gisu leen ko ñoom kay dañuy def ca suuf la ñuy def di duma ak a domp ak a kaata te amuñu xel amuñu njariñ te mënunoo fayu réew mi yàqu na réew mi ay élection bu ngeen ko ci yaakaar rek torox ngeen lii xew assemblée nationale gis ngeen ko ci 100% croyant góor jigéen yi duma ñu dumay metti fu ne ab korpañ dugub dama ne fu ko roy xaj rek góor jigéen dóor nañ ko fa fii ni suñ faar yi yëpp ay bokk metti nun Sénégalais yi fii ni góor jigéen yi ñu ngi toog di xàqataay ak ree Moustapha Niasse fii mu ne ñoom après ak ñoom Mamadou Goumbala ak groupe yooyu dañuy parti ñu ngay parti fii nii am na présidence lim daje fa célébrer daaj seen champagne ñoo bon dama dund ci dara célébration boobu góor jigéen ñi def nag seen victoire bi dafa màgg dafa yaatu xam naa ne daa ñu invité activistes yi waaye nag boo nu invité nu dikk waaw waaye xam naa ne dóor yi ñuy dóor dama ne suñ ngaam yi fépp ay metti fépp nga dajji fépp lu góor jigéen ñi dajji fii ne góor jigéen ñi jàpp ci di tëddee moo ci des ndax mbirum góor jigéen yàgg na ndara yàgg na fi depuis 1896 bii ma leen di wax laïcité bi mu duggee la góor jigéen dugg soldaar yi tubaab yi bu masaane ñëw du indi seeni jabar tubaab yi amuñu woon ay jabar tubaab yi neen daan def mooy dañuy dem Ndar di taxawaalu foofu di jàpp di yóbbu kamba même jabar yi jàmbur
dañu dikk nangu jabari jàmbur di yóbbu kaa mbay sëy. buñ bëggee ay góor en tant que góor jigéen day dugg Ndar bu duggee Ndar jàpp ci xale yu góor yi ci tefes gi di leen jàngal football ak di naxanteeg ñoom ba jël leen yóbbu kaa ba mu demee ñooñu di leen jabaroo. lii am na Ndar góoru Ndar ku ne dégg na ko. Madické Niang day sëgg kooku xamuñu ko mën a bàyyee muy dugg ci jumaa xamuñu ko mën a bàyyee waaye moom moo ko lijjanti sax ba xalifa yu bari d'accord moo ko dox ca suuf ba ñu bari d'accord doo dégg baatam wax ba muy étudiant ba nëga ni ab gel ku mel noonu tey bu ma toogee gis sëriñ si di ko raaya ka tàppal ak di ko déey naan ko nangam sama yaram day daw. kan boo ko jóg ñun perte nañ duma nañu waaye xale yi di ko ëllëg yéen xale yi maa ngi leen di jóg leen taxaw te yàlla tax jóg leen taxaw dimbali réew mi jóg leen taxaw mën ngeen ci dara. réew mu libre mu ne ñaare xale yee ñoo ca jàpp da ngeen di jóg bu ngeen jógee lu bari mën naa nekk ndax yàlla yéen lay ànd ndax yéen ni ci dëgg. te it ma xamal leen lenn ñetti at a ngi nii ñu introduire système góor jigéen ci biir njàngale mi loolu ñu naan la théorie du genre ñu ngi koy jàngale ci école yi. maanaam góor jigéen ay lan ak boo bëggee doon góor jigéen noo koy defee ak liberté choix bi ci ne dem ba jàngal élèves yi naan leen sa papa bu ñëwee ci kër gi daal di musóoru woddu bu mu la jaaxal benn choix la bu mu jël rek benn choix la quoi loolu leen gëm loo xale yi ne la sa mag bi nga bokkal ndey bu ñëwee ne léegi jigéen la wala góor la c'est son droit am na ci droit. fii nag xale yi loolu lañ gëm xale yi faaleetuñu ñaari góor ñuy fóonante parce que ci école bi dañ leen di lijjante seen bopp yi te bu yàgg ba nëga ni ñun waruñoo ñaan sax en tant que des musulmans il y a l'éducation nationale qui dégage un budget bi li ma doon pour jàngal xale yi te njàng mu ca gën mooy njàngum diine ak moom métier. yow nga taxaw xale mënoo jàngaloo leen mécc jàngaloo leen diine du leen jàngal affaire LGBT ay Wally Seck yi ngay gis ak ñu bari même bu dul góor jigéen nit ki liggéey di ci am xaalis lu toll ne ab góor jigéen wala kuy liggéey wala ko am alal di góor jigéen jënd ci ab oto yóbbul sëriñam te am na loo xam ne war ngeen koo seetlu góor jigéen boo ne kuy sa sëriñ xalif général boo la ko topp ca mooy sëriñam góor jigéen doom sëriñ bu ndaw de ku ca xamul góor jigéen woo ko ne kan mooy sa sëriñ te mus leen a dem fi ñuy range pour siyaare fekk fa góor jigéen du rang ña nga ca ginnaaw sëñ ba wala ñu nekk ay soxna yi ca waañ wa di togg dama ne góor jigéen du rang ku mas a dem ci ab siyaar fekk góor jigéen buy rang wax ma ko benn góor jigéen du rang te góor jigéen boo ne kuy sa sëriñ bu la ko waxee doo ko gëm te góor ji kun jàpp war nga am problème police boo amee xaritu góor jigéen dem ca ku am projet tribunal ñu la war laa àtte wala ñu war laa denc boo amee xaritu góor jigéen demal na ko dimbali ma rek demal ci Ousseyn Ndiaye rek Ousseyn Kay te la xaw ma nga ne ko daal man sama oto dañ ko fourrière Ousseyn buy dem police di ko indi. lii c'est pas aujourd'hui dafa yàgg te nag ñuy ay sénégalais moom réew mi laa yaakaar te mu wóoru ma ne 99% des sénégalais koo ci ndax bëgg ngaa jur doom muy góor jigéen mu la mukk ci yàlla. kon état bi dafa war a jóg xam ne loolu ñor na askan wi ñu dikk jàpp ci jàppalenu ba mën a am un état de droit ba na am un état boo xam ne daa ñëw suñ indépendance boo xam ne daa ñu topp lii ñu gëm muy l'islam. mais gàcce la dans le monde islamique gàcce la réewum jullit moo dem ñu ngi naan Sénégal de
accepté nañ góor jigéen yi léegi te accepté cette loi accepté góor jigéen yi amul leen droit génn leen ci jumaa yi déedéet amul leen droit génn leen ci jumaa yi bàyyi leen góor jigéen yi dugg dagg leen ay sàppe ci wetu ndeyjoor gi waaw bu di juutu fële ca àll ba waaw wala ca ginnaaw jigéen ñi nga defee ak sàppe kon góor jigéen yi la mais góor jigéen yi moom mënutu leen a génne jumaa yi dama di ca kanam tuuti ñoo am nañ droit réclamer le drapeau bu LGBT ci kaw jumaa yi te daanu jàngal xale yi ci cette théorie maçonnique daañu ci formé waat xale yi ba nga xam ne xale bu gisee drapeau bu góor jigéen di flotter ci kaw jumaa du dara pour du dara wax c'est rien lii nag ku dib sénégalais naqariw la wala ku dib sénégalais defoo ci attention wala ku dib sénégalais waaye nag ku nar a dem sawara moom sawara képp nga jëm te fii ñu jëm billaay yàlla duñ ko baal te nag kenn defu ko ku dul mag ñi mag ñu baax ñi mag ñi ngeen di tudd ana seenu ñaan dëkk bu Sëñ Bàmba nekk ngeen ne ak jaloor yi li fi bind tey ku woon Sëñ Tuubaa ne ko góor jigéen jox leen licence bu ñu dugg ci jàkka yi tey ko demoon ci Alaaji Maalik ne ko góor jigéen accepté nañu léegi ñi ngi nodd ñooy nodd ci jàkka yi dama ne góor jigéen way la bëgg ca kanam tuuti noddkat yi toot la ñuy doon Allahu akbar da nga ko dégg léegi parce que amuñu fulla amuñu fayda xamuñu fuñ jëm topp kilifa yi diine yi ay àddee képp la ñuy laaj àddee njariñ amaluñu ko kenn ku ne fi nga toog tàll sa loxo ndeyjoor nga waat ci yàlla lan la sab xalifa ma sa defal lan fii ci àdduna gi lan la li fi ma sa defal yow ab liggéey rek mën lu ko wutal yow sëb sëriñ mënta fexe ba yow nga lekk lu dagan wala lu lew xooleen jumaa yi ñaata jumaa nekk Sénégal jumaa yu baree bari wóor na yàlla boîte de nuit ko gën am na jumaa yoo dañ ko tas sa def ko boîte de nuit parce que bu fekkee ne yàlla lañ fa doon jaamu te yàlla tax kon duñ toroxee nii bu fekkoon ne yàlla lañ fay wax xutba bi ñëw bu xutba bi agsi dama ne assemblée nationale duñ nangu ay góor jigéen di taxawaalu ci dëkk bi xutba yi jàllut kenn ku ci nekk da ngay xutba ci sa maam koy waxtaane sa maam rek ngay waxtaane sa maam te boo ne sa maam dee na ba dem sawara suñ mbokki chrétien yi ne leen jox cër jox leen wàll ba Sénégal bi nit ñu juddi ñoo fi nekk di sàcc ñoo fi nekk di fen ñoo fi nekk di tappale lépp lu fi yàqu ak ku kees gu fi dëpp rek ab jullite ko dëpp ñoo bon Casamance ci Sénégal la bokk Ndar ci Sénégal lañ bokk Thiès Kaolack foo xalaat zone yëpp Sénégal lañ bokk pourquoi ngeen jël ñetti kër yi sëriñ rek bëgg a jël budget Sénégal bi di leen ko jox yow doo fay lempo doo fay patente doo fay juuti doo fay dara xaalisu trésor bi di ko jël di la ko jox pour lan yow amoo droit oto amoo école nga ne noonu du fi am tout ce qui est public intéressé wu la ba pare l'argent du public intéressé la mais kan xoolaat suñu bopp ku leen di tibbal da ngay cof boo goree waaye tibbal nga buub lépp mbaama koy dafa baadoola wala jaam ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lu ma metti la ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dafa nag ku dib sénégalais war ngaa kersaw j'ai un ami malien soo mbokk Dramé la dafa ne ma te ngaa ñibbisi fii jël leen seeni bagage ñibbisi waat fii yoru leen am réew ay yéeféer dajaloo ci réew moom la ma wax un malien boo xam ne amul di tappale nee na bu ma doon sénégalais bu ma xëyee damay jël samay bagage dem dëkk yomal xiyaam wala feneen